asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ñu taamu bi nga xamante ni taamu ngeen ko programme Lutte Info TV sur internet nga xamante ni mooy chaîne départementale chaîne YouTube boo xamante ni li ko tax a jóg mooy waxtaanee lépp loo xamante ni jëm na si développement si biir département bu Nioro rawatina. tey nag ñu am suñu invité si suñuy émission yi nga xamante ni dañ koy faral di amal suñu invité boo xamante ni mu ngi bokk ci Malabar Family wax culture si biir département bu Nioro dañ ci boole li nga xamante ni moom moo di Malabar Family ñu doon ay acteurs yoo xamante ni si wàllum culture yu am solo la tey nag ñu fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Lamine Ba doon chargé de communication Malabar Family Mamadou Lamine ñu ngi lay fay Seydou ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan fii ci Lutte Info TV. Malabar Family soo ñu doon defal benn historique jëm ci association bi lan nga ñuy wax. waaw Malabar Family association la boo xam ne mu ngi boot ay ndaw ak ay mag yi nga xam ne ñu ngi nekk ci liggéey yu wuute maanaam dinañ ci fekk ay élèves dinañ ci fekk ay étudiants dinañ ci fekk ay jàngalekat dinañ ci fekk ñu yëngu ci domaine yu bëri donc ñoom ñoo composé association Malabar Family ci wàllu góor ak jigéen nekk na association boo xam ne la aussi dafay nekk association buy yëngu ci wàllu culture nekk fii ci Nioro bu ñu waxee association Malabar Family ñëpp gis nañ ne tamit mu ngi nekk parrain wu Malabar nañ ko parrainé Malabar muy Babacar Ndour nekk artiste musicien boo xam ne si dëkk bi la dëkk si njëlbeen moom moo taxoon sax ñu sos ko ngir di ko gunge si ay yëngu-yëngoom ngir di ko gunge si li nga xam ne moom la ko defee ñu ngi koy def donc ñu ko waxee daal association Malabar Family ñëpp dinañ xam ne nekk na kuréel boo xam ne day yëngu si wàllu aada ak wàllu cosaan fii si dëkk bi. ñu ngi yëngu ci wàllum aada ak cosaan ba mu juddoo ba jamono ji nga xamante ni moom lañ nekk su fekkoonte ne am na lenn loo ñuy wax say activités yoo xamante ni def na ko yan activité waaw am na ay activités yu bëri yoo xam ne association bi def na ko déparé ko ci njëlbeen activité yi ñuy wax activité sociale maanaam jëloon li ñu tuddee maye garab maye deret ak setal doon ci yëngu bi nga xam ne boobu amaguñu gis-gis bu toll ci war a dem def li nga xam ne mu ngi xew si yeneen dëkk yi donc bi ñu commencé ci loolu def nañ ci setal ci tata bu Nioro Maba Diakhou Ba bi def nañ ci maye garab ci quartier Fass HLM ci poste de santé Fass HLM dem nañ ci marché bu Nioro tamit def setal foofu ci loolu ñu soog a nag am xalaat bu toll nii def li ñu tuddee ay 72 heures culturelles ñu tuddee ko ay prélude de festival yooyu def nañ ko ñaari at ñu gis ne lii Nioro bëgg nañ ko ñu ne pourquoi pas ñu jël ko def ko festival ndax jamono yooyu am nañ ay naataangoo yi nga xam ne artistes lañ te ñoom tamit ñu ngi koy def ci yeneen wàll ci Sénégal buñ ne nañ ko jéem a def ci Nioro yaakaar naa ne ñu àndandoo ci duggandoo ci def ko ba jamono ji may wax ak yow ñu ngi nekk ci juróomeelu édition bi lañu terminé nii donc bu ñu nee activité ci association Malabar Family dañuy jukki rek yi nga xam ne moo gën a nekk ci suñu xel waaye daanaka bëri na yi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu. association Malabar Family comme ni nga ko waxee muy amal benn festival ci biir département bu Nioro doon festival départemental soo ma ko permettre ma tuddee ko noonu festival boobu tamit kañ ngeen ko commencé di def ndax yéen a ngi ci 5e édition 5e acte 5 ngeen ko tuddee lan moo tax waral acte 5 bi ñaata yoon ngeen ko amal. waaw festival bi ñu ngi ko amal ci 2015 lañ commencé def ko tuddee ko festival 2015 ba tey bés bi ñu nekk nii ci at bi ñu nekk nii mu ngi nekk juróomeelu jéego lañ ko tuddee parce que dañ jàpp ne léegi dañu koy dox di dem te kuy dox nag ay jéego ngay soxla ñu tuddee ko juróomeelu jéego maanaam acte 5 moo waraloon ci njëlbeen bi ñu ne première édition ne deuxième édition ne troisième édition ne quatrième édition li ci des daanaka mën nañ ne liggéey bi jafewut ndax xam nañ fi ñu koy teg donc ñu ne nañ ko teg jéego te seet ko mu gaaw yegg fi nga xam ne
dina fa yóbbu Nioro te ñu dégg. social yaa ngi koy wax sànq si sa waxtaan nga naan li nga xamante ni moom moo di activités yi ngeen di def social da ciy fës lu waral la social da ngeen am ñu leen di jàppale wala yéen fan ngeen di jëlee li nga xamante ni da ngeen koy dugal ci social ak lan moo waral social. waaw social moom mooy suñu dundin rek ci li ñuy yar maanaam ndimbalante ak jàppalante léeg-léeg dinañ yaakaar ne ki am rek moo war a dimbale fekk ne am bi nga xam ne moom la nit ñi di xool boobu taxul sax ñuy wax dimbalante mais bi nga xam ne dañ koy waxtaanee wut ci ay pexe jëf ko ba mu sotti boobu moom moo gën a jekk si sax ñu ne dimbalante donte ne nag dàquñ bi nga xam ne dañuy dem wuti ñëw bu ñu amee ñu ne nañ def nangam wala dañoo wuti pour defoon nangam def nañ li ñuy def ba pare wax dëgg yàlla amoon ci benn jafe-jafe la des ñu xalaat ne nañ ko jël jëm koo defaree loo xam ne wala jox ko ñoo xam ne dinañ ko yittewoo bu fekkee ne ci wàllu garab yi nga ma wax garab yooyu dañoo amoon ay naataango yoo xam ne ñu ngi nekk ci secteur boobu am doole joo xam ne dañ koy def feneen ñu ne ngeen ñu ko joxee ñu yóbbu ko fa ñu dëkk ñu jox ñu ko ñu yóbbu ko fa ñu dëkk beneen côté social bi peut-être moom mooy ay don de sang loolu ku ci nekk si ñun da ngay xalaat ne am na ko soxla nga dem jël ci sa deret jox ko c'est-à-dire mettre ñu l'accent ci jël am boo xam ne dañ koy jël jox ko nit mais ñu ngi mettre l'accent ci yëg-yëg bi ñuy yëg li nit ki di dund ak ban pexe lañ war a jël ba soppi dundinam ci loo xam ne dina yëg ne ñun kat am na luñ ci def waaw loolu kese mooy social bi. association bi am ay ndaw ñoo xamante ni ñoo ci bokk ndaw ñoo xamante ni ñoo bokk ci association bi ndaw yooyu ci yenn secteur lañuy yëngu wala dafa am ay secteurs yu divers yoo xamante ni bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoo ci bokk. waaw ndaw yi nekk ci association bi ñoom mooy li ma wax sànq rek ku ci nekk am na soo jógee am na ci loo jënd mais nag ñun ñëpp ñoo bokk gis-gis que ne nañu bokk nekk ci kuréel bi ngir soppi benn wàll ci li nga xam ne ñu ngi koy jëfee ci biir Nioro léegi nag ku ci nekk yàlla may na la ñi nekk élève ñu ngi jàng ñu ngi respecté seen njàng ñi nga xam ne tamit ñu ngi nekk ay étudiants ñoom tamit ñu ngi leen di xool ne ka la ñuy def ba sa lañ nekk ñu war cee góorgóorlu ba mu mën a amal njëriñ ëllëg association bi amal ko njëriñ Nioro man miy wax ak yow maa ngi yëngu ci wàllu njàngale maa ngi ci nekk xam-xam bi ma ciy am léeg-léeg dinaa am côté boo xam dinaa ko mën a investir ci biir association bi kële mu ngi def musique kële mu ngi def leneen kële mu ngi def leneen donc bu weesoo loolu nag am na ci ñoo xam ne dañuy nekk ci biir association bi te nga xam ne xëy na fi ñu toll guddi yi ñu toll am ci luñ jàpp wala xam ci ban tànk la ñuy jiital pour bu ñu mën a dox ci seen àdduna da leen di jafe léeg-léeg ñu waxtaan xool parce que ñun aussi en tant que association di yëngu ci wàllu culture ñu gën cee fës tamit ci li ñu tuddee culture urbaine am na loo xam ne ñu ngi koy gis fële te ñoom mu ngi leen di jëriñ mu ngi leen di arranger mu ngi jàppale seen ndaw ñi ñu ne nañ ko xëcc indi ko ci biir gox bi ñi nga xam ne ñu ngi ci suñ biir te mu yittee leen mu neex leen ñu wax leen ne lii kat am na bu fekkee ne mën ngeen cee dem ngeen dem ci ñu utal leen ay canaux yoo xam ne bu ngeen ci jaaree dinañ leen former dinañ leen fexe daal ba ngeen am loo xam ne ëllëg bu ngeen gisul kenn tamit yéen di ngeen mën a demal seen bopp. nan ngeen di jàppalee ñi nga xamante ni ay jeunes artistes la ñu nekk ci biir département bu Nioro bokk ci association. waaw loolu moom dina yomb a wax parce que ku ne jeune artiste xëy na différencier woo ndax musicien la wala peintre la wala danseur la wala leneen. mais ñëpp a ngi ci biir tey par exemple bu ma nee la artiste musicien yi muy jeune. muy paa muy màgget liñ la indil tegal la ko fi mooy li nga xam ne képp kuy def musique képp kuy utiliser sa voix képp ki nga xam ne yaa ngi bëgg a conquérir àdduna ci sa koom-koomu baat am nañ li ñu teg fii muy studio Baba mu nekk loo xam ne association bi moom moo ko fi indi te loolu yaakaar naa ne du lu ndaw ci artiste ñi nga xam ne ñu ngi def graffiti par exemple ak festival bi ak partenariat yi ñuy am ak yenn institution yi ak des fois ci activités yi ñuy def ci festival bi ci li ñu mën dañu koy jël wan leen ne lii kat yéen a ko mënee kaa leen ngeen defal ñu fii loolu moyen la boo xam ne yaa ngi promouvoir nit ki ci liggéeyam dina ko permettre moom bu defaree benn mur mu rafet
ñu jël ko photo ko comme xarale yi léegi dugal ko ci internet bi suba yow sa kër mun nga soxla def benn affaire boo xam ne di nga ne ah ñoom diw de ba ñuy def diw la am na ku ñu woowoon xaaral ma laaj leen kooku kan la parce que actuellement ni ma lay waxee nii par exemple sunu graffiti yi ñu def ci town bi am na ñoo xam ne dañuy woo wan ñu ne ñoom kat soxla nañ ko léeg-léeg ci wàllu école la léeg-léeg ci wàllu ay entreprise la su ko defee ñu xamal leen ne ki koy def kat Nioro la dëkk te bu ngeen ko contacter bu ngeen waxtaanee ak moom bu nangoo rek mën na leen ko defal donc li ñuy jëlal lu ñu réserver artistes yi mooy promouvoir leen ci li ñuy def am na beneen wàll boo xam ne mu ngi woon ci sunu activité festival bi weesu mooy wàll adhésion BSDA bi nga xam ne léegi moo nekk SODAV parce que artistes yi il faut nga defal leen li ñuy wax ñu am prise de conscience ci milieu bu ñu nekk parce que am na ay possibilités am na ay opportunités mais nag puisque ñoom dañoo toog Nioro ñu ci bëri bu ñu ubbeekoo internet bi lay doon te internet bi le plus souvent information yi lay gën a arrangé doo ko ci mën a am ñun am nañ possibilité di jonjoog ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw wala ñi nga xam ne ñu ngi nekk Dakar wala à travers suñu événement léeg-léeg ñu woote rencontre yoo xam ne dañ koy teew ñoom ñu teew fa dinañuy xam wax lan mooy njëriñu bokk ci SODAV ak lan mooy opportunité bi artiste bi am en tant que artiste ci bokk ci yenn kuréel yi bu ñu ñëwee ñun au niveau de Nioro dañu koy séddaleeg ñoom dañ koy séddoog ñoom xalaat boobu quitte à ce que sax léeg-léeg bu ñu woowee ci yenn rencontre yi wala yenn atelier de formation yi ñu dem contacter leen wan leen ne kat lii dañu cee woo bu ñu joxoon juróomi place ñu fexe séddoo place yi ba ñoom aussi ñu mun a ànd ak ñun dugg ci ruq yooyu nga xam ne dinañ xam ëllëg ne même bu fi association bi nekkee ci yeneen niveau te jegewu leen sax ñoom dinañ xam yoon bi ñu war a mën a jaar pour mën a defal seen activité. à part culture am yeneen secteurs yoo xamante ne da ngeen ci yëngu yu mel ni wàllum histoire bon doon wax ni lu leen soxal la tey département bu Nioro wax histoire ndax am na ay kàngam yu bëri yoo xamante ni fii la ñuy jaar am ay loo xamante ni def nañ ko si biir département bi loo xamante ni histoire du ko mos a fàtte loolu itam jox ngeen ko gëdd nan la demee seen digganteeg histoire département bi. waaw du ma ne sax mbiru histoire en tant que tel parce que dafa am loo xam ne moo waral loolu li waral loolu mooy li ma la wax ci njëlbeen rek ñun ñi bokk nekk ci association yi ku ne yaa ngi ci wàllu woo xam ne wute naag bi sa morom nekk léegi ku ne fi nga nekk nag li ñuy wax rek ndëpp loo gis rek li butéel ba def loolu lay feeñ te par exemple bu ñu jógee ci ñëwee ci wàllu histoire man en tant que jàngalekat dafa am rôle boo xam ne dama ko ciy am parce que dañu ne histoire dañ koy évoquer pour nga yar génération bi ñu nekk nii ak génération future léegi nag génération bu ñu nekk nii boo leen bëggee yar da nga leen di évoquer li weesu nit ñi fi jaaroon bëreeg jamono ba të jamono ba pare taxaw ngir mun a doon ci xelu nit ñi nga xam ne ay royukaay la ñuy doon royukaay yooyu nag bëri na ci dëkk bi bëri na ci tund bi macha allah léeg-léeg ci suñu ay activités dañ ciy jukki rek xool ki nga xam ne par rapport ak ci liñ bëgg a wax moom am na ci taxawaay boo xam ne buñ ko fësalee kenn du ne déedéet te buñ ko fësalee dina mat royukaay donc loolu moo tax le plus souvent ci suñuy activité ñu ciy jukki li ci mel ni wax nga ko sànq acte 5 bi ñu passé génnee nañ ci Mame Ndari Ndiaye génnee nañ ci Say Bassi Dieng génnee nañ ci Insa boobu ñooñu ñëpp biñ ko waxee kenn ku ci nekk am na loo ci jàngat dañ koy wax sax nit ñi déglu du ñu bëgg sax nit ñi noppi ci mbir mi parce que kenn ku ci nekk ba ngay jëf xëy na la nga doon jëf mun na am sa dund naturel la woon comme ni ñuy wax mun na am da nga gisoon fi jamono la jëm nga jël position boo xam ne ëllëgi ci biir dina doon ay leçon yoo xam ne même buñ ko bindut ci cahier yi ñi nga xam ne dégg nañ ko te jëriñoo nañ ko ëllëg àdduna mën na lañ beneen fëkk ba ñu sànku Insa booba moom gis nga jàngalekat la woon te bokk na ci bachelier yi njëkk ci Afrique de l'Ouest ñu ngi wax sax mooy premier bachelier. ñu ngi koy wax tamit donc xam nga loolu xamal ko nit ñi dafa am solo ndax dafa am lu Senghor doon junj muy le rendez-vous universel du donner et du recevoir maanaam àdduna dina toll foo xam ne luuma lay doon ku wax luuma nag ku ci nekk ak sa marchandise bi ngay yóbbu waaye ñun bu ñu demee nar a féetewoo toog di xoolee dafay fekk nag xamuñ fa ñu nekkoon mais bu fekkee nag xam nañ fa ñu ne xam nañ suñu gox xam nañ suñuy nit vraiment luuma boobu yaakaar naa ne bu lambale di am ñun di ñu lambale parce que li ñu yor ñëpp a ko soxla. développement soxal leen
fu mel nii parce que seen i activité potentiel ci économique yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir département bu Nioro yu ci bëri da ngeen fay dem di def ay visite andi ceeg élèves yi ak ñeneen ñi nga xamante ni wàllum développement soxal na leen surtout jeunesse bi loolu itam ban rapport la am ak li nga xamante ni moom moo di association Malabar Family. waaw loolu moom daanaka mu ngi mel nii rek teg bi ci sareet bi teg bi daanaka la ngay wax ni moom moo jàpp moo téye sareet bi développement ci li ñuy yëngatu moo xam ci association ak ci loo mënta jël nit ki mu ngi ciy séntu développement yokkute la développement boobu nag ñun niñ koy xeeñcoo mooy ci suñu gox lañ ko njëkkee booy xool suñu édition bu ci jàll rek bu ñuy njëkk a defoon nañ fi transformation des lieux locaux parce que nit ñi dañuy wax ne développement ñu ngi koy natt ci nga mën a lekk mën a naan mën a feebar faju et cetera mais bi njëkk ci développement bi ñu xalaatoon mooy mën a lekk soxla xiif mën a lekk ba suur te léeg-léeg dañoo gis ne li ñuy bay fii ci ay meññeef nit ñi xalaatuñ naka la ñuy fexe ba ëllëg mu doon loo xam ne war nañ ko mën a di jëfandikoo te duñu dem basé wu ci benn pays masalan yaa ngi gis tey jii bu ñu tëjoon pooru Ndakaaru ne benn conteneur ceeb dafi yegg si jàllo yi kon dinañ dafa ñaxtu parce que gis nga ne ceeb bi lu ci ëpp ci li ñuy jëfandikoo ci biti lay jógee waaye te pourtant cere ji mu ngi fi dugub bi ñun la yàlla jox suuf ci nga xam ne mën nañ ko bay mboq mi mu ngi fi tey transformation yi ñu ko war a def loolu c'est purement activité de développement boo xam ne bu ko nguur gi encouragé woon dina nekk loo xam ne dina jël bu bëri du ma ñàkk a tudd aussi ni ñu koy waxatee groupement yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci loolu daaw activité de festivalu daaw bi gis nga dañoo lënkaloo woon ak ay jigéen yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu développement lu ci mel ni ak GIE Faire Promesse bu Nimna Diayte ak GIE Ndaw Kaymor bu Aïda Ndiaye loolu c'est pour won leen ne ñoom ñu xam ne li ñuy def nii loolu mooy li nga xam ne ñun loolu lañ soxla pour ñu mën a développer wu maanaam organiser wu di defar loo xam ne ëllëg bu fekkee dafa laaj nga lekk am sa biir bu fekkee dafa laaj nga jaay tamit nga weccoo yow it mun a am leneen loo xam ne da nga ko yittewoo nga mun koo jënd dooma dagg ndax dina am daaw jéeg mooy bu ñuy defee potentialité socio-économique du département foofu ñu ngi introduire woon ndox mi di nekk ci biir ndox mi mais yemuñ ci ndox mi kese parce que dañ ne géej gi jéeri ji ak jaww ji te tey macha allah boo nekkee Sénégal ñett yooyu yëpp dafa dox géej gi bu nekkee ci sunu réew mi nga nekk Nioro suñu tund bi ndox mi daf fi tooy xepp te ndox xam nga ne luy dund ci ndox bëri na te loolu daf ñuy arrangé ndax saa bu ñu xëyee suñu yaay ñu ngi taxaw di laaj ndax tey jën am na ndax kilo jën tey ñaata te loolu ci ndox mi la jógee buñ ko mënoon a am fii ba nit ñi di ci joti dina am ñaari côté yu ñu taxawoo dina yombal sunu ndab li waaye tamit dina am ñoo xam ne dinañ ko def seen liggéey ba mun cee am loo xam ne dinañ ñoom it xool leneen lu ñuy defar ñu defaree ko loolu jéeri ji ñu ngi koy waxatee jéeri ji mooy suuf si nga xam ne tàlli na tey boo xoolee ci jamono toog naag benn borom xam-xam boo xam ne si loolu lay yëngu mu ne ma même configuration Sénégal actuellement wàllu bi jëm Nioro nii seen suuf si baax gi mu baax yeneen wàll yi amuñu ko te kon ku ne suuf si baax di nga wax mbay mu nangu boo nee mbay mu nangu di nga ne sàmm gu nangu parce que ci suuf soosu noonu la ñax mi di sax si la jur gi di lekk doo ñàkk a xool li ñu tuddee jaww ji tey boo xoolee suñu tund bi am na dëkk yoo xam ne si fu ñu nekkee mooy waral yóbbu fa courant tey am problème la mais ak technologie bu bees bi comme que solaire am na ñoom tey war nañ bañ a mën a nekk victime soriwaay boobu war nañ leen mën a defal ay solaire parce que fii naaj bi daf fiy ñëw donc loolu yëpp du dara lu dul wan la ne bu ñu interroger woo ci alam gi si lu ñu wër rek ci suñu gox rek ñun on a raison ñuy yëngu ci wàllu activité économique activité de développement activité culturelle parce que li ñuy wax rek Nioro daal kenn demul mu des. association Malabar Family ku ci bëgg a bokk yan critères lay remplir ngir rek doon membre ci association. waaw ku ci bëgg a bokk moom
comme la fois passée ni ñu ko xamlee ci réunion bi daanaka critère amu ci yëg-yëg la ak gis-gis bu ñu bokkee gis-gis bokk yëg-yëg li ñuy def neex na la nga ne man kat bëgg naa cee bokk dañ ko ubbi woon mais def ci caabi ji moo nekkoon mu nekk carte membre bi nag dañ ko doon jaay 3000 mais daanaka loolu sax nekkul loo xam ne dañ ko teg mu nekk obligation ñun ay ndaw lañ buñ sañoon liggéey ak ndaw ñëpp buñ sañoon li ñu yëg ndaw ñëpp yëg ko buñ sañoon li ñu song ndaw ñëpp song ko donc pour nga dugg si na nga am yëg-yëg bi am gis-gis bi bokk ak ñun xalaat mun koo taataan mun a toog di waxtaan ak ñun ba lépp loo xam ne sumb nañ ko nga sumbandoor ak ñun lépp loo xam ne ñu ngi koy daw tamit nga dawandoor ko ñun pour mu nekk loo xam ne day gën ci ñun gën tamit si dëkk bi tamit. perspective Malabar Family studio Baba taxaw na festival culturel du Rip taxaw na lan lañ mën a xaar si association Malabar Family si at yii di ñëw. waaw liñ ci mën a xaar moom wax dëgg yàlla buñ xoolee rek li nekk ci mbébét yi bëri na ndax tey comme fi nga gis nii ñu nekk studio Baba xëy na ñu ngi wax studio Baba mais fi mu nekk moo mujj ko ñu ngi nekk si complexe socio-culturel bu Nioro dañ ñu ko abal ñu ngi remercier monsieur le maire ci abal boobu donc te loolu mën na nekk loo xam ne war nañ mën a dem ba ñu mu nekk si local boo xam ne association bi moo koy moom donc junj naa la ne bu ñu sañoon tey am foo xam ne dinañ ko moomal suñu bopp tabax ko tabax boo xam ne dina dëppook li ñu ci bëgg a def ba pare mën cee def tamit li nga xam ne buñ ci paree kenn dootu taxaw naan anam waaw. Malabar Family doon association boo xamante ne reconnaître nañ digganteem ak autorité yi nan la demee yéen a ngi jot seen i subvention wala am na lenn loo xamante ni bëgg ngeen ko autorité yi jàppale leen ko. waaw kooku moom wax dëgg yàlla lu am mooy vraiment autorité yi ñu ngi ñuy jàppale su ma nee autorité yi nag li ci bëri préfet la ñuy xalaat ak monsieur le maire subvention bi nga wax loolu municipalité bi la mooy monsieur le maire moom moo koy def te vraiment daf ñuy jox li nga xam ne dina am cër bu mag ci li ñuy yëngatu parce que chaque année festival bi bu ñëwee dina xam solo bu mu am dina yëkkati lu mu ci def ren déwén day def lu ko ëpp donc côté boobu moom mu ngi ciy jàpp préfet tamit ci ñi fi jot a jaar yëpp am nañ ci taxawaay ndax tey suñu demee ba ñu préfet présenté ñu CDD ñu présenté leen projet festival bi présenté leen lépp ñoom ñëpp ñu apprécier ba mu mën a def arrêté bi dugal chef de service yëpp ngir bu festival bi jotee lépp lu ñu soxla ci ñoom te ñu mën ko mu yomb leen ñu mën koo def ngir festival bi mën a jaar yoon kon kooku mënoo wax ne say autorité jàppale wu la des na nag des na nag des gi mooy dañoo am benn perspective bu ñu bëgg a dugal festival bi perspective bu ñu bëgg a dugal festival mooy waratul doon loo xam ne dañ ciy dellu ginnaaw waratul doon loo xam ne dañ koy arrêté mais nag war na doon li nga xam ne day ëmb Nioro gi yëpp comme ni nga ko waxee woon ci njëlbeen bi ne festival départemental lay doon départemental boobu nag pour mu mun koo doon il faut mu am yeneen autorités yi ci bokk lu mel ni conseil départemental parce que kenn ku ci nekk ci ñoom boo jëlee wax ji def ko moomeelu Nioro woote ñun en tant que expérience bi ñu ci am parce que ñu ngi koy organiser depuis 5 ans mën nañu wax 7 ans parce que ñaari années yi nga xam ne prélude lañ ko jàppee woon donc 7 ans booy organiser benn mbir boo demee ba bëgg koo wékk benn institution c'est parce que xool nga préalable yëpp mooy que ne conseil départemental moom nga ko département bi yëpp benn ci biir conseil départemental am na commission culturelle te mairie yi nga xam ne ñoo nekk ci biir département bi composé ko 15 mairies yëpp kenn ku ci ne am nga commission culturelle kenn ku ci ne nag boo ci jëloon sa président commission culturelle def ko mu nekk ci comité bi kenn ku ci ne boo ñëwoon def réunion boo xam ne dinañ xool lan la ñuy organiser ba nga xam ne bu jotee même boo mënu def mairie commune bu ci nekk sax nga jël 5 communes par année yoo xam ne dina am Koumba Toumbe wala 3 communes par année yoo xam ne day am Koumba Toumbe balaa ñuy def 5 ans dina fekk commune Nioro yëpp ku ci nekk festival bi taxaw na ko def ko Koumba Toumbe bu la neexee nag nga mun koo def nag Nioro su ko defee moyens yi muy laaj ñoom dinañ ko mën a génnee et puis dina rataxal diggante ndaw yi nekk
commune Kër Maba Diakhou ak ndaw yu nekk commune Gént Gaay gisee leen ak ndaw yu nekk commune Ngayeen Sabax loolu dafay am benn genre communion boo xam ne force lay doon ci département de Nioro. jaajëfal nga sant. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci association bi di gërëm tamit parrain association bi Babacar Ndour alias Malabar. kon mbokk yi internet yi nga xamante ni yéen a ngi doon suivre seen émission spéciale boo xamante ne ñu ngi koy amal si RIP Info TV Sékou Diallo nekkoon si présentation bi Mamadou Lamine Ba nekkoon sama invité ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje beneen émission si yeneen activité si yeneen programme jaageen bi.